Général Multimédia remercie ses sponsors Ouz NGM Couture, Noima Bouti et Rose Group, label de production musicale et événementielle. Ouz NGM Couture mooy tailleur diaspora bi boo leen bëggee ñawlu ci lépp lu jëm ci korité tabaski wala seeni xew wala cérémonie muy mazin mbaa ganila woo leen Ouz NGM Couture au numéro 389 693 83 97 wala ngeen dem seeti ko ci Boltiere via Vicolo Benaglio 2. Noina Beauty mi ngi yëngatu ci lépp lu jëm ci taaru jigéen boo leen bëggee make-up coiffure tresse pose ongle woote leen ci numéro 371 198 91 44 wala ngeen dem ci seen boutique Lecco Calolzio Cortevianullo. Rose Group, label de production composé de jeunes ambitieux, professionnels et dynamiques qui cherchent à produire des artistes et à organiser des événements pour la communauté africaine vivant en Europe. Pour contacter le service commercial de Général Multimédia, appelez au numéro 327 937 39 92 ou bien au numéro 324 836 25 31. asalaamaaleykum maa ngi nuyu di leen ziar bon comme ni ma leen ko waxoon sànq tey ñoo ngi seen 3e édition Sen Star nag tey dañoo ñëw fii dañoo dugg si rab bi ba ñëwee si rab bi dañoo ñëw seetaan suñu benn copain mu ngi tudd M donc dañ koy bàyyi mu présenté wu M maa ngi lay nuyu. waaye dañ la bëggee. bon ñoo ngi lay bàyyi nga présenté yow yaay wax ji yow yaay kan si seen 3e émission Sen Star. waaw en tout cas maa ngi leen ñuy félicité bu baax a baax ci ñëw bu ngeen ñëw fii nii. kontaan naa ci loolu Général Multimédia maa ngi leen di bëggee di kontaan ci seen liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi koy def. kontaan ci yow tamit Mohamed parce que yaa ngi def tamit job bu nice. maa la gën a kontaan waaw MBT moom day liggéey ci rap 221. chroniqueur la. administrateur la tamit ci rap 221. ci wàllum rap maanaam couverture média yooyu yëpp ci loolu leen nekk. te yéen a ngi Vigano San Martino. di leen dalal jàmm. waaw ok merci beaucoup bon dañoo avant tout nag dañoo bëgg xam tur bi. MBT fu mu jógee. waaw MBT man maa ngi tudd Mame Mbaye Thiam. ok léegi Mame Mbaye Thiam moom laa jël def MBT. mais avant ba may ñëw di def YouTube. dama ko defoon comme que tur bu sell la te YouTube te ci rab leen nekk. des fois nga def sa chronique fan si ñëw xam nga rab rek dafa am ay wax yu. ñaaw yooyu noonu quoi. au lieu ñu naan Mame Mbaye Thiam sa nangam xam nga loolu. rafetul quoi. ma ne bàyyi ma def ko MBT. suñ ma laajoon sax lan moo tax nga def MBT dama naan non du ma wax sama tur la dama naan man la ba tey. waaw maanaam man la ba tey benn philosophie la. maanaam lu may wax man la ba tey. su may chronique ci benn rappeur. wala may wax ci benn rappeur. wax bi bu rafetee dama naan ci man la wax bi bu ñaawee ci man la quoi. maanaam parce que man may def émission bi. bu gars yi waxee ne kii xam na dara dama naan ah kun de maa joob loolu quoi. wala bu gars yi waxee ne ah kii xamul dara dama naan kun man maa joob lépp quoi. sans accuser kenn. bu baaxee nangul ne yow yaa joob. même bu fexee loxo yàlla mu ngi ci. bu bonee tamit bul dem di wax naan oui Mohamed la parce que moom ak kii quoi. yaa ngi comprendre man la ba tey daal foofu laa ko jëlee woon moo tax ma naan MBT Mame Mbaye Thiam la MBT man la ba tey la tamit. ok bon comme ni nga ko waxee woon sànq gars yi leen na seen bopp mais dama gis ngeen am benn page mu nekk rap 221. ok léegi man dama bëgg xam rap 221 boobu noonu fan la jógee ak concept bi fan ngeen ko amee. ok rap 221 ñu ngi ko créé en 2017 octobre 2017 octobre bi lay am 3 ans kon yàggul fi quoi. mais avant ñu koy créé dafa nekkoon Galsen MBT. ok léegi ci Galsen MBT boobu noonu man dama doon def ay yenn vidéo nii. di ko dagg di ko dugalaat am benn gaañ bu tudd Master P mu ngi Verona. parce que maa ngi moom ñoo ko créé quoi. léegi moom daf doon apprécier vidéo yi mu doon dugal. léegi su ma dugaloon vidéo daf may woon na ma bro li nice na quoi fekk na temps yooyu moom mu ngi yore benn site bu tuddoon Diaspora. moom mu ngi doon liggéey ci Diaspora TV bu nekkoon fii nii Milan foofu la doon liggéey animateur la woon ko quoi. léegi benn bés ma woo ko ne ko bro pourquoi pas ñu créer benn site web
bi nga xam ne ci rap bi la parce que rap bi dafa manqué ay site yi nga xam ne daf koy topp comme ça concert bu amee gars yi di dem di ko filmer ak yooyu noonu yëpp quoi moom tamit mu rafetlu idée boobu noonu ne ma pourquoi pas mais ba ñuy commencé ñun dañ doon bind ay textes comme ça nii waaw bind ay articles rek leen doon def amul doon ay filmer yooyu noonu parce que boobu mooy desoon na quoi te aussi amul doon ay boy yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewal Sénégal di ñu ko defal quoi après bañ demee 2 mois yooyu noonu ma ne ko léegi nañ jéem a yokk affaire yi mu ne ma ok nañ ko yokk ma ne ko am na ñu ma xam Sénégal pourquoi pas ñu jël foofu noonu am na benn gel bu tudd Abi moom ci rap 221 lay liggéey mu ngi foofu noonu am ay boy yu nekk yi nga xam ne ñëwoon na mu ut ay caméraman ñu liggéey ñoom quoi ci noonu la commencé noonu daal leen commencé affaire di commencé di jël forme ñuy commencé di gagné tuuti terrain commencé am respect ci gars yi ba l'année passée ci Galsen Hip Hop Awards yi nga xam ne chaque année day am benn cérémonie la bi nga xam ne dañuy jox ay trophée rappeurs yi maanaam rappeur bi mooy meilleur rappeur wala rappeur bi albumam moo gën a neex war a ñu ne site web bi moo gën a actif ok ñun ñu joxoñu ne site web bi nga xam ne moo gën a actif ci site yëpp noonu ci rap bi ñu joxoñu ci benn trophée mu nekk benn trophée boo xam ne trophée mbégte la mais aussi il faut que ma wax tamit ci Master P parce que Master P man ak moom ñoo ko seeq waaye moom lu mu ciy def man sax defu ma man peut-être man maa ciy gën a fës di def ay chronique ak yooyu noonu mais am na yeneen gars yi nga xam ne ñu ngi foofu noonu Sénégal maanaam ku yore wàllum trésorier bi wàllum xaalis beeg wàllum commercial beeg yooyu noonu ku mel ne Biggi ñoom abi maa ngi leen ñu bëggee bu baax a baax au passage di leen wax ne seen job rafet na en tout cas MBT moom est fier de vous ñoom tamit fier nañ ci man te aussi ak ñoom rap 221 dina dem fu sori. bon comme ni nga ko waxee sànq si sa au début mais léegi fu mu nekk nii man dama bëgg xam nga ñun Sénégal boo xoolee ñun bu ñuy wax musique rek ñoo ngi dem si musique mbalax bi parce que dañuy wax te dëgg ñun musique mbalax dañu gën a promoteur dañu gën a promouvoir que ni musique rap donc man dama bëgg xam yow est-ce que seen début ak ni ngeen diggéey rek bëgg forcer si rap bi maanaam dina yomb quoi maanaam lan moo tax ñu ñëw dugg ci rap bi pas ci yeneen voilà musique si musique bi yoon noonu waaw parce que passion la quoi waaw parce que tey ji ku mu lay wax ku mel ni Master P moom rappeur la woon avant tout quoi te man rap daf ma gën a neex man mbalax naa koy déglu nag waaw mais nag meluma ci noonu quoi lu ma mel ci rap bokkut ak lu ma mel parce que man maa ngi fàttaliku man un jour man ci rap leen ma mës a mbaj te ku ma mbaj sama papa la temps yooyu maa ngi jàng maa ngi doon def Tersa Media dafa amoon benn son waa Biddew bu bees je sais pas ndax xam nga leen waaw dañoo defoon benn son bu tuddoon Allah Baye la tuddoon waaw léegi ma toogoon sama kër di ko bind nii sama papa ne ma dama jàngi say leçon dama dem toog au lieu ma jàng man ma toppaat teg sa jàmbur bi di ko bindaat noonu quoi ok loolu lépp pour wax la ne man yàgg naa di chronique sans ma feeñ télé quoi léegi nag ma fàtte ko ci kaw taawul bi léegi sama papa ñëw dem ci taawul bi xam nga moom ancien policier la te policier day mën a contrôler quoi léegi mu gis ko mu ñëw fekk ma ci ma toog ci salle bi nii boobu ak man ak sama père bee ne toog fee ne mu ñëw ne ma jàng nga ma ne ko waaw mu ne ma lii rek ma ruus xawal lu ma koy wax dëgg la mu ne ma kaay ma ñëw ne mu mbaj ba ma ko dafa daan di jàngoo ba pare naan nekk ci rap kon mooy wane te loolu ay 2010 la waaw kon passion boobu noonu amoon nañ ko kon ci rap la ñuy mbajee ci rap la ñuy téye rab mbajeewu ñu ci ay fu mbalax ak yooyu yëpp mooy wane ne ñun dañoo yàgg bëgg rap nag waaw keroog bañ gañee trophée bi jour bu ñuy gañee trophée bi ci rappeur boobu noonu ñu mbajee woon ma rappeur boobu moo yëkkati trophée bi jox ñu ok mooy groupe boobu waa Biddew bu bees ñoom ñoo yëkkati trophée bi ne waa rap 221 te seen trophée ngeen te ci kooku leen ma mbajee woon kon mooy wane ne dara du hasard quoi dëgg la te nit ki lu mu bëgg rek ci loolu lay focus quoi mbalax nag c'est vrai que ne tey ji Sénégal duñ ne mbalax maa ni peut-être ñooy ëpp xaalis wala mbalax maa ni ñooy ëpp coow ak yooyu noonu yëpp parce que musique boobu noonu la ñuy gën a teg ci télé yeeg yooyu noonu yëpp quoi mais lii dafa fekk amour la quoi passion la te ñun ko séq ak ñoom ñëpp même bëgg-bëgg bi la quoi lii mbalax maa ne di am pourquoi mbalax maa ne ñuy wax ci ñoom gars yi di wax ci ñoom te rappeurs yi duñ wax ci ñoom ma ne pourquoi pas nañ créé suñu yëfu bopp Master P ne pourquoi pas nañ créé suñu yëfu bopp looloo tax ñu créé tey ci lii di rap 221 dañ ko bëgg rek rap bi dañ bëgg rek moo tax ñu ko ci question de mbëggeel la rek question de mbëggeel la waaw mais est-ce que yow parents yi comme ni nga ko waxee expliqué nga ko sànq donc c'est pas du tout facile nga xamante ni tey boo bëggee def dara surtout ñun nga xamante ni suñuy parents maanaam mentalité bu ñu yor moom neexul convaincre pour ñu bàyyi seen doom li ñu bëgg pour ñu def ko donc mais yow est-ce que ba nga demee ba léegi nii après au fin maanaam mujj nañ la autoriser pour nga def ko wala mujj nañ la bàyyi nañ la quoi pour nga dugg si dem si au fond parce que tamit comme li ngay wax nit ki loo bëgg gis muy def rek passion la te looy def nga xamante ni dëgg ko bëgg dañ si war a dem jusqu'au fond
parce que man comprendre naa mbaj boobu ne mu mbajoon ma quoi parce que jamono yooyu maa ngi waroon jàng quoi. dëgg la dama war a jàng. dëgg la parce que sa papa lépp lu mu la defloo rek lu baax moo tax mu la koy defloo quoi. dëgg la côté boobu dama comprendre mais am na benn mais dafa jotagutoon rek. waaw gis nga bu jotoon. du ma mbaj mais am na benn moment ba mu demee ba jot ma ne ko dama war a dem Verona jour bu ma war a njëkk a dajeeg Master P lii la ñuy yëngatu ci lii la ñuy yëngatu ci lii la ñuy yëngatu moo woo Master P mu ne ko waaw ci lii comme que moom grand la mag la mun na wax ak paa bi. dëgg la paa bi ne ko waaw ok comme que lu baax la rek te du ngeen ci def lu bon rek amul benn problème. bàyyi la si mu bàyyi ma ci donc mën naa wax ne jour boobu noonu mooy waaw. jour libre quoi. jour libre quoi ci lañ ci demee commencé di ko def. ba moom sax des fois sax daf ba ci xool di ma ci kaañoo naan ma kañ nga fi nekk ak yi kañ nga fi nekk ci àdduna ak yooyu noonu di ma ci kaañoo. dëgg la parce que nit ku nekk tamit booy yor sa doom comme lu ñu wax peut-être dañoo yor ci benn mentalité boo xamante ne dañoo war a nekk président ministre wala toog si bureau donc loolu la du loolu rek mooy àdduna quoi am na fi yeneen yoo xamante ne mën nga ko def te mu nekk loo xamante ne si loolu dëgg waaw mais léegi yow fu mu nekk nii xam nga tey buñ gisee rab bi moom moo ngi dox macha allah parce que déjà man boo toogee dugg si IG bi di xool si YouTube beeg yooyu noonu di nga gis ni macha allah sénégalais yi surtout jeune génération bi moom ñoo ngi def leen xamante ne affaire bu garaaw la donc yow noo ko gisee si ñoom. ci rab bi waaw est-ce que mu ngi dox wala doxul sax. waaw duñ ne mu ngi dox man du ma wax chaque fois loolu mooy débat bi quoi parce que rappeurs yi bëri na plus de 1000 rappeurs bi mais ñoo ciy dégg ay Dip nga ciy dégg ay Omzo Dollar ay Akhlou Brick. waaw lu ay 1000 personnes nga ciy dégg 5 personnes mooy wane ne doxul quoi. dégg nga yaa ngi comprendre xam nga lu dox moom 1000 personnes 5 personnes nga ciy gën a dégg. ñii ñoo ciy def concert ñii ñoo ciy am li kon des na dox quoi. dëgg la mais passion bi comme ni ma la ko waxee rek rab dafa nekk loo xam ne respect daf ciy am respect. maanaam kii day ñëw di teewal askan bi kii day ñëw di kaasal askan bi nga respecté ko ci loolu quoi. mais des na dox nu muy wax mais dox na nag maanaam am na ay site gars yi ñu ngi ciy débat coow li bëri na ci yooyu noonu tey ji am na ay beatmaker yi nga xam ne ñu ngi ci liggéey mooy ñuy defar instrument bi am na graffiti yi ñu koy defal yooyu noonu am na ay DJ yooyu noonu yëpp tamit am na ay chroniqueur am na tey ji benn boy bi nga xam ne mu ngi tey fii ni West Show la tudd mu ngi Bologna am naa moom tamit un jour di ngeen ko jël yooyu yëpp am na ci quoi am na ci rab bi c'est vrai que ne voyagé nañ fi dem nañ ko fii ba Paris pour couverture média yooyu noonu yëpp am na ci yenn rappeurs mais c'est toujours les mêmes têtes ok maanaam Dip ngay dégg Akhlou Brick ngay dégg Omzo Dollar Canabasse après ñuy tuddaat du bëri ay Ngaaka Blindé ñuy tuddaat du bëri léegi 1000 personnes 5 di ci gagné est-ce que loolu dox na déedéet kon des na dox quoi waaw est-ce que comme ni nga ko waxee sànq est-ce que man tey ñi nga xamante ni mooy génération bees bi maanaam tey man je pense citer des artistes yoo xamante ni man gis naa seen liggéey et nga xam naa seen liggéey lu rafet maanaam ku si mel ni El Jazz ku si mel ni Real Saay Saay nga xamante ni man damay leen suivre si IG et que gis naa ni li ñuy def talent dëgg la mais est-ce que yéen nga xamante ni yéen a yor plateforme bi nga xam ne di nga leen mën a may benn buzz bi nii te est-ce que di nga leen mën a suivre quoi maanaam di leen loo leen xalaat si ñoom waaw booy am nañ talent El Jazz suñu gaañ la sax suñu copain la lépp lu muy def daf ñu ci boole ba muy def grand théâtre waaw ñu ngi fa woon ba muy def Sorano ñu ngi fa woon gars yi lépp luñ xew rek dañu ko yëg Real Saay Saay yàggul temps yi moom laa doon def ak live tamit ci Instagram bi am na yeneen boy ay ñoom Paco Brise waaw ay ñoom BMJ ay ñoom Authentique Zeuz ak ñoom Matadi nga xamante ni tey waaw ay Akbess waaw ñoom ñëpp quoi tey ji boo xoolee sa clash entre Matadi beeg Akbess bi ci rap 221 foofu la déclenché wu quoi ok parce que dama invité Akbess laa invité non Matadi laa invité mu wax ci Akbess après Akbess tamit ñëwaat le lendemain tamit teg ko ci quoi dëgg même en ce moment ni ay Heykil dem naa ba Paris ñu foofu noonu gisante nañ bëri na ay booy am nañ talent macha allah mën nañ rap mais est-ce que yéen plateforme yi yéen nga xamante ni nun nga leen mënee may ñu am benn visibilité bi est-ce que yéen maanaam yéen lan ngeen ci liggéey quoi waaw ñu ngi ciy liggéey parce que tey jii ñoom ku ci organiser concert di ñu woo ñu teg benn affaire ñu matal ko boo génnee son da nga ñu woo ñu publier la ko lépp loo xew la da nga woo rap 221 pour mu jàllale ko ci quoi parce que ñun dañoo woote ne rap 221 slogan bi sax lii la vitrine di hip hop Galsen maanaam fépp foo xam ne rek rap lay wootee rek te daf ñuy laal rek ñun dañ ciy bokk quoi ñun amul xaajale seen quoi waaw bon léegi comme noonu ñëw ne dama bëggoon xam yow seen relation ak artistes yi maanaam artistes yi yëpp quoi dama bëgg xam seen relation ak artistes yi nan lay demee waaw rap 221 comme ni ma la ko wax sànq rek ñun moom ak artistes yëpp jàmm leen seeq ak ñoom rappeurs yëpp jàmm leen seeq ak ñoom quoi parce que seeq bi lan la liggéey la rek
waaw duñ wax ne ay xarit leen liggéey leen seex quoi suñ leen soxla interview woo seen manager bu d'accord ñu dem quoi ok am na ci ñoo xam ne tey ji ñu mel ni waa Akhlou Brick parce que ba ñuy commencé dañ cee jàpp bu baax a baax parce que page bi jékku-jékku rek am ay 10 000 abonnés wala yooyu noonu quoi parce que ñoom dañ ñëw teel a jox confiance ba njëkkee ñëw fii Italie seen concert bu ñu doon def nii Master P leen contacté ak ñun pour ñu jéem a defar leen utal leen ay yenn concert yi nii ci leen déggante ak waa booy bala mañ say déggante booy nekk Brescia ba Rimini sax demoon nañ fa quoi kóllëre boobu noonu am nañ ko ñoom quoi am nañ ko tamit ak rappeurs yu bëri yi nga xam ne dañ fiy ñëw ay jaamaan ak Dip Doundou Guiss ak waa One Lyrical sax le 7 mars bi passé waroon nañ dem tey fii nii di Paris concert boobu noonu ñu couverture ko amoon nañ ci ak yenn ñi nga xam ne amoon nañ problème ku mel ni Akil mos nañ am problème parce que problème de titre la dafay def interview ak ñun léegi ñu am nuñ bindee titre bi mu wooñu nañu titre bi bëgguñ ko ñu ne ko non loolu mënul nekk parce que li suñu domaine la ñun ñooy def titre bi quoi léegi problème amoon ci ba ma demee Paris yàlla def na ñu gisee ñu waxtaan ci après ñu juboo quoi dëgg la waaw ba léegi relation yi nice leen am daara ji famille comme ni ñu ko waxee ñoom tamit ba ñuy def seen concert foofu noonu xam ne concert boobu concert international la tubaab bi ñoo ko ëppoon sa nit ñi ñëw ñu keroog man dama fier ci sama bopp fier tamit ci daara ji parce que dañ ma dugal ci coulisses yi foofu noonu ay journalistes yu mag a fa nekkoon ay France 2 ay France 23 ak yooyu noonu ñëpp ñu ngi ko woon astafurlah ma naan France 23 ay France 3 ñoom ñëpp ñu ngi ko woon te keroog vraiment yéegal na rap 221 fu kaw a kaw damay taxaw ni Ndongo Dip mooy ñëw ne ma di présenter benn rap 221 ci ay télé yi nga xam ne ay télé international leen quoi mooy wane ne am nañ relation bu baax a baax ak rappeurs yu bëree bëri waaw duñ ay xarit nag mais liggéey la ñu seeq parce que bu liggéey jotee rek dañ la ñëwoon ne leen lii leen war a def ñoom ñu wax ne ok ñëw leen ñu defee ko nii ku nekk am ci gagnant lay doon quoi dañ ciy gagné ñun tamit ñu gagné ci waaw léegi nag loolu moom foofu laay jóg parce que am na benn question boo xamante ne dama koy dégg souvent nit ñi ne rap 221 Dip moo ko moom léegi nag dama bëgg nga indi si leeral une bonne fois pour tout bu ko defee nit ñi xam ko waaw léegi gars yi man question boobu ñoom tamit dama leen koy laajaat fan leen teg ne Dip moom rap 221 xam nga wax jooju kañ la commencé benn bés man ak Wesh Show dañoo mosoon def benn chronique ci Omzo Dollar léegi albumu Omzo Dollar boobu noonu nag ba ñuy critiquer ci album boobu noonu jour bu ñu dugal vidéo boobu noonu Dip génnee benn vidéo doon def benn vidéo bi benn son bi mu ngi bokk ci album moom fi muy waxee naan sa album doxatu mbaam la sa baranloo loxo bu gaana dafa tombé nag fekk ñun defoon neen benn vidéo ci Omzo Dollar di critiquer albumam décortiquer sax laa koy tuddee di ko décortiquer léegi nag peut-être ni ñu ko décortiquer neexutoon fans Omzo Dollar yi neexul tamit Omzo Dollar parce que ba léegi Omzo Dollar mer boobu mu ngi ñu ko jàppal yaa ngi comprendre léegi nag comme que ñaari vidéo yooyu génn door nañ parce que ñun def nañ chronique wax nañ ne album bi waaw ñu doon ko séentoo des na ak yooyu noonu décortiquer yooyu noonu ñu recevoir ci saaga yu bëri recevoir ci affaire yu garaaw léegi nag fans yi comme que Dip tamit génne na moom it benn son naan sa album doxatu mbaam la mu tombé benn vidéo bu ndaw la nii rek la doon ko defee noonu avant mi maye son bi noonu léegi gars yi ne yéen Dip moo leen fay sax leen wax Dip moo leen fay pour ngeen def chronique boobu noonu déjà loolu leen wax quoi aussi Dip bu génnee benn affaire comme ça gars yi nu ñu ciy waxee rek yàlla dafa def kii di rapport Dip Doundou Guiss parce que en ce moment nii duñ wax xam nga ñun ci position bu ñu taxawee duñ wax ne moom Galsen ak yooyu noonu mais tey ji coow li ci moom la ëppee quoi te aussi xam nga rek Sénégal nu muy demee yàggul temps yi am na Ngaaka Blindé dem na ci daara yi may fa ay ceeb may fa ay eau de javel di dimbale daara yeeg yooyu noonu yëpp Akhlou Brick tamit def ko fii di ci Mbour waa Express def ko Diourbel ñu jël yooyu yëpp publier ko mais commentaire yi gars yi dañuy ñëw ne wéy nice Dip moom tamit mu jënd ay saaku ceeb ay diwlin maye ko Grand Yoff ñu jël ko dugal ko am benn boy bu ñëw commentaire ne non kiy def lu baax doo ko wane quoi après ma ne pourquoi bu ñu defee bu Ngaaka bi gars yi waxuñ loolu pourquoi bu ñu defee bu Express bi gars yi waxuñ loolu ma commentaire ne waaw kuy def lu baax dañ koy fësal lu bon kay lan du fësal léegi nag foofu tamit gars yi tamit wéeriwaat foofu noonu lii de du rap 221 xanaa Dip 221 la yaa ngi comprendre mais pourquoi man lu ma wax foofu aayul Dip def na lu rafet dama ne rafet na comme que maye na ceeb rafet na loolu baax na lu baax dañ koy publier
mais bu fekkoon Dip dafa rey nit loolu waruñ ko publier parce que lu bon la n'est-ce pas wala bu fekkoon dafa def lu bon loolu duñ ko publier mais lu baax dañ koy publier nit léegi nag peut-être défendre bu ma défendre foofu noonu gars yi loolu la tax ñu naan xanaa Dip moom rap de sang ñu gën a forcer ni Dip moom c'est ça loolu quoi c'est que Galsen dafa naqaree waxee nag waaw Galsen Sénégal moom comme niñ ko xamee ñun ñëpp maanaam dañuy gis yenn yi peut-être duñ xas dugg si biir di xam la mooy luy loolu c'est ça mais rap 221 MBT la Master P la big maanaam benn groupe la boo xamante ni yéen a ko formé et que bokkoo leen ci kenn Dip joxuñu tous ok amul xaalis bu mu ñuy jox sax soxlawuñu xaalisam soxlawuñu xaalisu benn rappeur kenn financé wu ñu si suñu bopp ay opéra yu ndaw lañ ñooy financé suñu bopp waaw des fois dañuy toog Alverde sax duñu am dara xam nga fii opéra yi mooy loolu waaw dëgg la loolu la quoi bon dama am benn question yoo xam ne dama la ko bëgg laaj mooy que fu ñu toll nii yow rap Sénégal la nga gis ni moo ko yàq ak la nga gis ni tey buñ ko defee dina avancé waaw xam nga rek dafa bëri coow rap bi bëri na coow lool ci lu koy gën a avancé mooy il faut ñu indi featuring xam nga li featuring waaw mooy ñoom entre ñoom ñuy bokk son waaw loolu dafa baax parce que featuring dafa am lépp moo positif ci featuring clash nag bokk na ci lu koy yàq su ëppee ok parce que clash am na lu positif mais am na lu négatif ok lu positif li mooy lan su ma doon clashante ak Mohamed su ma ñëwee wax la lu bon wax la lu ñaaw yooyu noonu yëpp tey jii sa public dañuy bëgg a xam ne kan mooy wax ci Mohamed ñu la fa dañuy bëgg a wax kan mooy wax ci Mohamed boobaa dañuy dem abonné ji ci MBT xool abonné bu ñuy abonné yaa ngi amaale visibilité ok clash visibilité rek la lay may visibilité ci côté média maanaam ci sa côté Instagram dana ci yokk parce que gis nañ tey ji kii di Karbala ak Pekin ñu ngi clashante en ce moment nii Karbala gis nañ ne abonné yi mu ngi commencé yokk ak Bes ak Matadi bañ clashante gis nañ Matadi abonné yi di gën a yokk quoi kon yaa ngi gis ne visibilité te artiste dafa soxla visibilité yaa ngi mais loolu rek nga ciy am sa biir YouTube dana ci yokku sa Instagram dana ci yokku loolu nga ciy am quoi ok mais nag boo waree dem ba organiser concert loolu mooy problème bi su may organiser concert tey jii xam nga maa ngi yow suñ juboo woon sa public dina ñëw sama concert mais suñ jubóowul sa public dootul ñëw quoi yaa ngi comprendre côté boobu moo ci côté bu négatif bi ok yaa ngi comprendre mais featuring nag dafa am loo xam ne dafa positif moo tax il faut ñu koy yokk te su ma defee ak yow featuring ñu def benn son bi neex sa public dañuy ñëw seetaan si sama public dañuy ñëw seetaan si kon foofu maa ngi fay am ay plus yu bëri su ma organiser concert woo la ne la ñëwal sama concert sa public dañuy ñëwaale bu baax maa ngi ci gagné waale xaalis tamit kon il faut ñu yokk featuring yi loolu dana tax hip hop bi dem ak tamit ñu bàyyi di nangu ñu bàyyi tamit comme ça rab bi ñii ne rab bi ñii mbalax la ñuy def ñii nangam la ñuy def am na si ñoo xam ne nag vraiment mbalax la ñuy def quoi loolu moom du rap quoi waaw ay rang dugg yooyu moom yenn yi du tax parce que loolu laa la bëggoon a laaj sax parce que léegi dafa mel ni rap bi bu njëkk bu bokk man daaw ma suivre rap pour être sincère daaw ma ko déglu mais damay gis nit ñi di wax naan au début rap bi dafa gënoon a dëgër maanaam da ngay gis dañuy wax yoo xamante ni peut-être de plus dañ ngi clash état bi si ni muy doxalee ak yooyu noonu mais léegi fu mu nekk nii comme je dis à chaque fois bon dama naan Sénégal léegi musique moom moo yàqu parce que muy rap beeg muy mbalax bi ñoom ñëpp léegi peut-être dañoo sentimental parce que si sentiment bi la ñuy ñëw si amour bi la ñuy gën a dugg c'est bien parce que tamit comme lu ñuy wax lépp kenn mënu kaa bañ a way parce que peut-être fu mu toll la mais des fois nga indi thème yoo xamante ni peut-être dina pax nit ñi bàyyi la xel dina tax tamit nit ñi dégg nii seen ñaxtu li nga xamante ni ñoo ngi ko bëgg wax parce que tamit boo ko gisee porteur de voix la donc porteur de voix rek dafa am loo xamante ni loolu la war a dégager si moom li nga xamante ni moom la population bi di kaas loolu sax mu ngi am mais c'est que son wu tendance yooyu noonu son yi nga xam ne ay son wu mbëggeel la ak son yi nga xam ne son wu clash la yooyu noonu yooyu dañuy bëri coow ba dañuy suulaale yeneen son yu baax yi waaw c'est que loolu lay problème tey ji bu fekkee booy yu ñuy wax naan booy yi léegi rabatuñ pour askan bi nekkuñ di kaas parce que Macky Sall la ngi def lii nekkuñ di kaasal askan bi parce que ñoom léegi ay mbëgg naa la maa la nopp yooyu rek la ñuy wax wala toog fii di saagante ndey loolu boo demee ci seen album yi ay ñaari son lay doon ok mais day fekk ne son yooyu noonu ñooy ëpp visibilité xam nga lu bon moom moo gën a mën a fës que lu baax dëgg la dañoo dem ba jamono ji loolu quoi mais tey jii albumu Dip bi am na son bu tudd Réunion
son boobu noonu daanaka wax na la lépp ci àdduna bi lu ciy xew. boo demee ci Ngaaka Blindé am na ay son yu mel ni jege dee ay son yu mel ni xol nu mu tudd si sax jooyu xol. jooyu xol boobu moom j'aime bien. son yooyu noonu boo ko déglee daf lay fàttali dara. dëgg la Omzo Dollar ci album bu mu génne am na ay xel ak xol am na ay nité. son yooyu boo ko déglu dala ki mais nag bu clash amee rek. da koy suul da koy suul. parce que dañoo am ay médias yi nga xam ne suñ rap bi des na leen intéressé bu fekkee am na ci lu bon lu xew ñoom dañ ciy focus rappeurs yi dañu ngay saagante ndey loolu la quoi am benn public bi nga xam ne bu jaamaan wëyul ci mbëggeel duñ dem déglu rabam. ok xoolal jaamaan tey une semaine mu am ci 1 million de vues. est-ce que bu ko defoon ci rap bi dana ko am. non kon loolu la kon dañoo am benn problème mu public dañoo am tamit benn problème mu tamit visibilité maanaam ci côté média yi bu suñ rappeurs yi defee lu baax duñ ko wane comme télé yi ay TFM ay 2STV ak yooyu noonu waaye bu saagante ndey amee nga gis leen ñu teg plateau ne rappeurs yi dañoo réew dañuy def li nangam loolu nag mooy nekk au devant de la scène. léegi nag ci li ma doon wax ci wàllum mbalax beeg rap mbalax ak yooyu noonu gis nga loolu yàgg na fi def mais dafa am nuñ doon ko defee gars yi c'est pas que ne d'accord ñu jël instrument mbalax dugal ko ci mais dafa am nuñ koy defee parce que hip hop dafa am ay normes boo déggee kii rap da ngay xam ne kii day rap boo déggee kii woy da ngay xam ne kii dafay woy parce que rap c'est tellement dafa gaaw dafa ànd ak rythme boo déggee kii lu muy waxee rek ne kii dafay rap mais boo ci jëlee ay xuran ndaq genre yooyu noonu lu may wax ni dana am ñu foog ne man Fata lay wax xam nga Fata bokk na si ñu njëkk a def rap mbalax waaw ba ñu bëri attaqué woon ko ci tey am na boo yu bëri ñu ngi ko ciy def ñu ngi ko ciy topp c'est à saluer tamit parce que defe naa ni loolu mu defoon innovation la boo xamante ni nit ñi amuñu woon fit bi mais dem nañ ba léegi nii peut-être loolu moo ëpp si nit ñi di koy def donc c'est quelque chose de bien pour man voilà mais lu ci am solo daal mun nañ ko defee noo xam ne boole ci suñu instrument yi parce que sabar ñu ñoo ko moom xalam ñoo ko moom kora ñoo ko moom moomuñ ko sax maliens yi sax dañuy utiliser kora yooyu mais su ñun la bokk parce que yëfu africain la nañ ko utiliser noo xam ne dana neex a déglu quoi parce que même buñ rap mbalax bu ñuy def ni mosul ñoo yóbbu côté international dañuy wax rek mënuñu mais dafa am nuñ koy defee tey buuba mu nekk France ñëw na Sénégal def benn son bu tudd DKR je crois que ne xam nga son boobu noonu gis nga son boobu noonu utiliser na ci kora am na nu mu ko utiliser ba son bi neex français bi mën na ko dégg anglais bi mën na ko dégg ku nekk mën na ko dégg waaye rambalax bii nii tubaab bi da nga lañ koy tegal danaan la son bi dafa bëri bruit des na te loolu liggéey beatmaker yi la quoi loolu daal laa ci amal lu ma ci wax. waaw bon léegi nag la ñu bëgg tëjee mooy que ni yow fii tamit y a pas mal de sénégalais yoo xamante jóge fii est-ce que yow gis nga sénégalais yoo xamante ni peut-être gis nga seen amour si rap bi maanaam nga mën leen a jox benn conseil bu ñu mën a def ba maanaam bu ñu amul benn visibilité bi ñu mën a génn ba nit ñi mën leen a xàmmee parce que man mii comme li ma wax man rap du ma ko suivre lu bëri mais am na si ñoo xamante ni dama leen di suivre. waaw fii am na fi ay yenn rappeurs yu fi nekk ay boy leen quoi xam naa leen des fois ñu ngi may contacter mais dana des lu am na yenn côté yu des quoi yu des ci seen mën rap quoi am na yenn côté yu des quoi des na am visibilité mais seen côté mën rap des na tuuti mais am na ci ñi nga xam ne am nañ talent ku leen jàppale ñu dem xam naa ci ay boy bu mel ni Gibson xam naa ko instant yi mu ngi lekk ko gars yi sa war nañ ko xam Gibson boy yu mel ni ay Sell Mine ñu ngi ba Genova boo yooyu aay neen Zaza mu ngi fi woon Zaza aayoon na mais léegi mu ngi Belgique am na yenn boo yooyu daal xam naa leen quoi ci game bi quoi waaw pour man waaw am na lu des mais ay jàmbaar leen quoi. waaw mais comme lu ñuy wax dara jugale sotti mais ban conseil nga leen di mën a jox. waaw yow yaa leen jiit si métier bi. waaw loolu la ñu gën a joobaat ci wàllu technique bi. waaw ci wàllu mbind mi. waaw te mu jaral leen quoi parce que nit ki boo bëggee dara daf la koy jaral quoi parce que boo yi nekk ci kaaw bi dañuy am benn problème de timing. waaw problème de temps boobu noonu nag loolu dafa laaj ay sacrifice bu fekkee da nga cee bëgg dara. bu fekkee da nga cee bëgg buzz daf la koy jaral quoi di sacrifier yenn temps yi quoi te man dama gis ne des nañ cee joxe sacrifice boobu noonu quoi. bon comme li nga wax léegi xam naa xale yi tamit dinañ jël conseil boobu noonu fii que ne yaa leen ëpp expérience ci art bi bon comme léegi fu mu nekk nii ñoo ngi tëjee émission bi donc dama lay bàyyi rek nga wax sa dernier mot. waaw maa ngi kontaan ci yow Mohamed di kontaan ci waa Général Multimédia waaw di wax waa diaspora bi yëpp ñu dem abonné ci page Général Multimédia kontaan nañ yéen a ngi def liggéey bu rafet parce que def ngeen ñu star te duñ star yàlla nañ ko doon
waaye ay star yu am xaalis nag parce que Amiin. boobu moo gën a jërëñaan waaye am xaalis doon star ba pare tam moo xaalis boobu moom baaxul quoi dëgg la. waaw kontaan naa ci yéen bu baax a baax maa ngi bëggee samay parents bu baax parce que ñoom ñoo ko yombal sama grand frère Abdou ñoom El Hadj ñoom Fatmata waaw kontaan naa bu baax maa ngi bëggee tamit waa Rab 221 bu baax a baax Master P waaw Abi Bigi ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax. Bon comme niñ ko waxee woon l'émission arrive à sa terme ñoo ngi leen di nuyu dañoo ñëwoon fii tey nag si Rap 221 ak M donc ñoo ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen wax tamit ngeen xaar ñu seen beneen émission Sen Star avec beneen star merci beaucoup. Général Multimédia remercie ses sponsors Ous NGM Couture, Noima Bouti et Rose Group, label de production musicale et événementielle. Ous NGM Couture mooy tailleuru diaspora bi boo leen bëggee ñawlu ci lépp lu jëm ci korité tabaski wala seeni xew wala cérémonie muy mazin mbaa ganila woo leen Ous NGM Couture au numéro 389 693 83 97 wala ngeen dem seeti ko ci Boltiere via Vicolo Benaglio 2. Noina Beauty mi ngi yëngatu ci lépp lu jëm ci taaru jigéen boo leen bëggee make-up coiffure tresse pose ongle woote leen ci numéro 371 198 91 44 wala ngeen dem ci seen boutique Lecco Calolzio Corte Vianullo. Rose Group, label de production composé de jeunes ambitieux, professionnels et dynamiques qui cherchent à produire des artistes et à organiser des événements pour la communauté africaine vivant en Europe. Pour contacter le service commercial de Général Multimédia, appelez au numéro 327 937 39 92 ou bien au numéro 324 836 25 31.